waxtu ci télévision Futur Média mbokk yeeg xarit ci seetaan daleen jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi li ci gën a fës campagne électorale aju ci législative door na tey jii mu daal di nag door ci dibeer ji bi 0 heure jotee na jeex nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk moom nag mu mel ni ñaar fukki fan ak benn ñi nga xam ne ñoom ñoo samp seen ndënd ci les législatives fas yéene doon député kenn ku ne da nga amal sa campagne boobee campagne door fu ci mel ni diwaanu Ndar Géej Linguère itam naka noonu askanu Sénégal itam am na luñ ci wax keneen itam ku ci fas yéene joxe xalaatam di Seydi Gassama doon sunu ganu xibaar diggu bëccëg sëñ bi Gassama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu askanu Sénégal. mu nga yaay directeur exécutif bu Amnesty International ci kanam tuuti daañu waxtaanee lu aju ci législative yooyu ak doomu Sénégal yi lan lañ ciy xaar lu jëm itam ci wàllum aada ak cosaan doomu Sénégal bi di Nigamas ñu koy woowee itam l'enfant du Nil mu daal di dellu siwaat ci lu am solo Ibou Diouf moom moo Ibrahima Camara ngeen baal ma moo tase ak moom fële ca diwaanu Paris xibaaru aada itam ak cosaan di sa préra am na gëstu bu mu ci defal ci ab téere ñu jagleel ko ñi nga xamante ni si ñoom ñooy balant yi mbokk mi ngoog li may ponk ci gën a fës ngeen taxee lu ñu faram fàccee. mbokk yi bisimilah xibaaru diggu bëccëg gi nanu ko junjee lañu koy doore ak lu jëm ci législative yi démb wala bokk tey ji ci dibeer ji daal door bi 0 heure jotee ci la door nag fii ci Sénégal ak li ko wër xam ngeen ne législative yi ñiy samp seen ndënd fas yéene doon ay député kenn ku nekk nag yaa ngay tàmbali sab campagne boo xam ne ñaar fukki fan ak benn ci lañ koy amal wër Sénégal dugg ci gox yeeg gox-goxaan yi mitin yi ak lu ni mel Adiatala moo ci dellu siwaat li ñu doon xaar ay weer ci ginnaaw egsi na tey jii ubbi nañu campagne électorale bi ngir rekk waajal jongante palum ñi war a toogal askan wi ci pencum ndaw réew mi mu nekk ay xëccoo yu am solo am tamit li ci gën a fës bokk na ci limu liste yi war a bokk ñu ëpp 40 ñëpp fas yéene jongante ñu bëri daal di ngañ sakkan yi liste yi sakkan dem ba am ñu ne ñàkk fu laalal askan wi moo waral lii yëpp ñeneen di ne rawatina kujje politique bi njort nañ ne nguur gi moo nekk ci ginnaaw ay liste yu bëri yi ndax rekk li ëpp si ñi jiite liste yi kenn xamu leen ci géew politique bi. bëri na lu ñu doon nemmeeku ay fitna wala xiiro ak ŋaayoo ci biir campagne électorale ci biir réew mi wante li ñu gis ren ji mooy ñu bëri ci ñi jiite liste yi dañu daal di woote rekk dal. di ñaax askan wi tamit ñu daal di jëli seeni carte d'identité bésu wote bi ñu daal di sàmmonteel ak seeni yelleef ci anam yu jaar yoon. ñu am yaakaar ne politiciens yi dinañ sàmmonteel ak seeni kàddu amal seeni campagne jéem a fexe rek ba convaincre askan wi war a wote ji ci seeni dige lépp rek ci jàmm ak salaam. Adiatala ñu lay sant di la gërëm ñu des ba tey ci législative yooyee ak diwaanu Ndar moom tête de liste départementale bu coalition Sénégal ca kanam moom nag daf ne dinañu liggéey ba am gën gaa néew ñaari député yoo xam ne dañuy bàyyeekoo foofee ca Ndar wala ñu fekk fa baax di teewal doomu Ndar yi ci pencum ndawi réew ma maître Ousmane Ngom itam naka noonu door na ab campagne am waaye dañuy teewlu Atoumane Gueye ay kàddoom ka ñu toogal ca Ndar ak li ko wax di Ousseynou Diop ànd ak Habib Seck taataan ko. néew na nu gis benn nit doomu Ndar bu taxaw assemblée di défendre sunu quartier yi nga xam ni inondation yi environnement yi éducation yi santé yi dara doxatu ci normal mais amaguñu chance vraiment am député yi nga xam ni dinañu taxaw représenter Saint-Louis loolu moo tax nag nu jóg takku ànd ak suñu frère maître Ousmane Ngom pour relever vraiment défi yooyu bëgg ci jàpp bu baax Ndar gën a am taxawaay au niveau national ndax Ndarkat tey moo waroon jiitu waaye gis na ni tey dafa des gannaaw donc loolu moo tax tey nu jatu taxaw na soccant pour dem représenter assemblée nationale ba nga xam ni Ndar ci boppam waxuma la au niveau du Sénégal mais dans le monde entier Ndar dana ci sentir boppam.
ci diwaanu Linguère itam Djibo Leyti Ka dina daal di amal campagne boo xam ne coalition Benno Bokk Yaakaar ba mu àndal la bëgg itam ñu dóor foofee ña nga xam ne ñoom la naka jàmmaax lool ci législative yi dóor gu miti Djibo Leyti Ka ndaje mu amaloon foofee ca Daara Jolof ka fa toggaloon télévision Futurs Médias di Modou Mbaye moo taataan ay kàddoom. Il y a 19 communes au Jolof. yaakaar naa ne ñëpp ñëw nañu fees del gudd lool ndaxte y a 21 orateurs ñu jël kàddu métti woon nax parce que gars yi xamul lan la mu xew bu liste génnee te bokku ci weer de bokku ci dañuy mer bu fut comme man comme président n'était pas au Sénégal naxaar bu mu ñëw ñu waxtaan mais buñ ci waxtaan naa ak moom lu yaatu xam naa lu xew léegi man ne gars yi tey bon na suma sago comme on s'est compris xam nga lu xew léegi URD fépp fu mu amee mairie na fa raw ñëpp ci biir Sénégal biir département bi fépp fu nga xam ne URD am na doole foofu na jiitu na Benno Bokk Yaakaar jiitu ci gox boobu ci commune boobu comme ni gars yi xam ne on a mis la main à la pâte c'est pas parce que on n'est pas sur liste qu'on ne va pas faire la campagne comme ñu des ba tey ci yooyu les législatives ñu dëgmal ko jàpp ko fanweeri fan ci weer wi ñu nekk askanu Sénégal ñoom joxe nañ seen xalaat ci campagne bi nga xam ne door na kenn ku ne ca ñoom ne ñu bëgguñu aw ay bëgguñu itam coow dañuy xaar ci ñi samp seen ndënd mooy ñu fexe ba mën a accès ca seeni gox di jàkkaarloo ak ñoom nañ leen jox ay programme yu xel mën a nangu. Alassane Ba moo tataan seeni kàddu. campagne bi de lu ñu ci xaar daal mooy que ça se passe très normalement passé ko ci jàmm bañ a xasante bañ a saagante bañ a xuloo parce que Sénégal moom benn bopp la bon ñëpp benn lañ l'essentiel rek ne yëpp jaar yoon ba ku ci nekk mën ci gis sa bopp. non jàmm surtout ndax tamit Sénégal mën nañ politique quoi mën nañ def suñu politique mais violence baaxul ndax boo xoolee tey politique bu daj amee da ngay gis politiciens yëpp doo xamee parti doo xamee dara mun nañ nekk ci combat bi mais surtout na àndal respect ci télé yi ci média bi ci internet bi ci lépp nañu respecté ndax ñun ñëpp ay kilifa lañ te puis tamit ay kilifa ñoo nekk ci liste yi. ñu ngi koy campagne ci jàmm ak salaam di def fair play. ñu xaar ci candidat yi rek ñu def ko ci jàmm ak salaam kenn ku ne wax sa xalaat ci jàmm. ñu def campagne bi mu jeex ci jàmm ñu def ko ci jàmm rek quoi bu bañ a am benn violence bañ a am ci benn kàddu bu ñaaw nit ñi aussi ñoo war a def seen choix xool ñi ñu yóbbu assemblée mu nekk nit ñoo xam ñi dinañ fa toogal askan wi. ñun on est à l'écoute des programme moom parce que il faut nga wax ñu lu xam ne mën nañ ko dégg au moins jéem ñu convaincre ñu xam naka lañ koy doxalee mais nag candidat bu amul programme ñun on ne peut pas se baser sur lui pour voter ko quand même. on vote à base de programme. xam naa ne moom képp ku nekk ci liste te waxuñu programme bu dal suñu xel non sénégalais yi duñ la déglu ndax dañoo amoon benn assemblée boo xam ne moo fi jógee la majeure partie des sénégalais d'accord uñu un nouveau type d'assemblée lañ soxla. aywa gannaaw askanu Sénégal itam am na ñeneen ñu dékk sunu micro ñu bokk ci askan wi itam waaye doon ay taskatu xabaar di toogal këru tas xabaar yi ci gox yeex goxaan yi ñoom nag joxe nañu seen xalaat ci yile législative ndaxte itam campagne la boo xam ne dem fa def sa liggéey daanaka doon lu yomb waaye ñoom taskatu xibaar yi ñu gën leen a xamee ci correspondant régionaux nee nañu daañu tëdd tëraay tey ji seex de seen kéem kattan ba duñu taqe wala laale maanaam liggéey seenub liggéey te du ci am benn parparloo ñu dem ci diwaanu Tëngéej fekki faw seenu Thiam suñu correspondant régional la mu ànd ci ak Bira Diagne. Tëngéej di dëkk bu yëngu lool ci wàllu politique ak campagne électorale bi ñuy waajal ci waxtu yu néew nag ñii di correspondant régionaux yi ak journalistes yi fi nekk nag ne xam nañ bu baax a baax liggéey bi leen di xaar. fu organe ñu bokk kenn ñu wax ñu nu ñu nar a def campagne bi. amuñu moyen pour préparer kenn waxuñu moyen bu ñu nar a jël parce que 45 partis buy ñëw il faut ñu am assez de moyens pour mën a couvrir 45 partis yooyu beneen bi mooy ren mois bu ñuy def campagne bi mois buy taw la il faut ñu gën a yokk moyens pour ñu mën a jàppale nit ñi sinon duñu mën a couvrir ñëpp. parce que fii Rufisque bu ñu jëlee Rufisque rek 35 partis politiques 35 partis ak ñoo fi ñëw pour def campagne donc loolu jafe-jafe la. ñu ngi ci période hivernale tamit te période boobu il faut ñu jël en compte les reportages sociaux à côté dinañ couvrir campagne bi mais faaw tamit
ñu xalaat population yi parce que boo jëlee yenn zone yi ci Rufisque am na zone yoo xam ne bu tawee rek inondation day am te population yi dañuy soxla donc zone yooyu il faut ñu dem fa. mu doon ay correspondant ak ay journaliste ne nag ñoom dinañ sarloog li nga xam ne lii moom la seen métier wax ci wàllu éthique ak déontologie gannaaw sax jafe-jafe couvrir lii di campagne électorale. Tëngéej dëkk bu stratégique la politique dafay sax nit ñi bëgg ko lool moo gaa ñi war a xëccoo li nga xamante ne moom mooy ñaari député. du yomb ci journaliste yi ndaxte foog ñu jéem a xool ni ñuy defee saa su ne pour nekk ci digg bi bañ a tëddee njaaxanaay mën a may ku ne temps d'antenne mën a bind ak climat bi nawet bi courant day coupé lu bari kon nga gis ni war ngay teel a envoyé surtout boo nekkee presse écrite. comme ni ñu koy defee chaque fois dinañ jéem def lépp lu ñu mën def suñu kéemtalaay kattan ba information yi ñu yeggale ko ci population bi ñi ko war a jot ñëpp. ku ci nekk gis ci sa bopp te bu soobee yàlla dinañ ko def ak éthique ak déontologie. mu doon ay journaliste nag di ñaan ñii di waay politique nag ñu gën a dawal lii di compréhension ngir nag may leen nag ñu amal seen liggéey ci anam yu mucc ayib. Ousseynou Thiam ñu des ba tey ci lu jëm nag ci législative yi ak itam couverture médiatique bi nga xam ne moom mooy pré campagne maanaam laata ñuy dugg ci campagne bi xam ngeen ne jeex na nag li nga xamante ne si moom mooy campagne bi door na waaye la ñu nimiku mooy laata ñuy dugg ci campagne bi fanweeri fan yi mujj laata bile campagne dañoo gis nag ay gëstu la mu wane rek mooy lu jëm nag ci li ñu doon tere lu ci mel ni propagande ak yu ni mel am na ñoo xam ne si dañu ko daan yoole jaarale ko nag ci nëbb ko ak yi ni mel def ay émission de divertissement CNRA nag di fàttali rek ne campagne boobile door na juróom-ñeenti fan ci weer wi ñu nekk maanaam biig la door ci nag bi 0h jotee mu dina jeex nag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci bile weer ba tey ci atum 2017 minuit ga mu tàmbalee woon ca lay jeexee lu aju nag ci campagne bi nee ñu bu dooree dinañu tere bépp nag publicité commerciale jaarale ko nag ci presse moo xam ci rajo moo xam itam ci télévision ñuy woo itam tutas xibaar yi ñu daal di fexe ba sàmmonte ak itam nañu leen ko digalee maanaam lu jëm ci équité équilibre fexe daal ba tëdd taraay ndey ji seex ba am benn parparloo ci nag candidat yi ni ko article L61 waxee ci alinéa bu mujj bi conseil national de régulation de l'audiovisuel muy woo itam ñi nga xamante ne ñoom ñooy média yi rek ñu daal di fexe ni mu ko waxee ba daal di jox sàmmonte ak code électoral na mu ko bëggee ñu defee ko ni ci lu aju ci période bu campagne électorale boo bilee assemblée du conseil moom moo xaatim bilee communiqué. ñu des ci xabaaru diggu bëccëg gi des ba tey ci législative yi ak sunu ganuk xibaar yi di Seydi Gassama directeur exécutif bu Amnesty gis nga bloc bi rédaction bi def ci lu aju ci campagne bi door na fii ci Sénégal ginnaaw bi ñu la nuyoo mu jëm ci législative yi nu dëkkmal ñaar fukki fan ak benn Sénégal dina yëngu Sénégal itam bu ñu nee yëngu waxuñu coow waaye dina xumb te xumb gi itam mën na ànd ak leneen jamonoy élection législative lan moo war a nekk wala boog jamonoy campagne moo xam ci ban élection la lan moo war a nekk taxawaayu ki nga xam ne moom mooy candidat bi vis-à-vis bu sénégalais bi. waaw campagne électorale occasion la pour que candidat bi daje ak sénégalais yi. maanaam mu dem fekk sénégalais yi fi ñu nekk. daje ak ñoom waxtaan ak ñoom wax ko ay xalaatam. wax ko yéene bi mu am ci biir pour réew mi. ak liggéey bi nga moom la fas yéene def pour réew mi ak pour goxam. su dee dañ ko wóolu wooteel ko. kon occasion la boo xam ne occasion de communication la diggante candidat yi parti yi coalition yi ak askanu Sénégal. te loolu yëpp daf pour que mu mun a jaar yoon il faut que mu ànd ak daal. il faut que mu ànd ak kàddu yu rafet. il faut que mu ànd ak kàddu yoo xam ne nit su ko déggee dina mun a comprendre li nga xam ne moom mooy sa yéene. pour sa réew ak pour sa gox. moo tax ñu ngi vraiment ñaanaat candidat yi je crois que am na kàddu yu gën a am solo suñu kàddu. jóge nañu fii jëm ci politiciens yi dégg nañu fi kàddu xalif général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké
kaddu Serigne Alamine ak kaddu jàngu bi ñëpp di woote. Sénégal yi fi wax léegi. ñëpp di woote jàmm. di xaar waaw kon jàmm boobu nag ñu ngi ñaan politiciens yi pour ñu doxal ko. mais dañu nemmeeku ne saa yu ñu nekkee ci campagne dafay am loolu tubaab naan violence maanaam fitna. même bu fekkee ni avant campagne bi danañ leen ñaax dinañ woote mais saa su ne bu ñu accès rek faaw mu am ay coow ci yenn gox yi lan moo war a nekk taxawaay ba du mel noonu ñu bañ ko dund aussi. parce que du yam rek aussi ci appel au calme mais am na doxalin bu ñu war a dox ba ñu sàmmoonte ak itam ni leen ko sante. xam nga violence toujours ci biirum élection soo seetee ñi koy toujours mooy responsable politique te damay wax rek violence commencé woon na avant élection yi ndax soo seetee dëkk bu mel ni Ndindi. amoon fay violence yu garaaw weer ba li passé ñu lakk ay kër je crois que gaañ ay nit. te soo seetee bu baax policiers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk gannaaw xale yooyu dara fekku leen ci. moo tax toujours ñu ngi wax xale yi. nañu xam ne politiciens yi li ñu leen dugal rek ñoom ñoo ciy des. waaw te vraiment politiciens yi war ànd ak responsabilité xam ne. mbir mi du violence moom moo tax ñu fal leen. waaw lii tax ñu fal leen mooy programme yi ñuy wax sénégalais yi te bu ñu gëm ne député amul député war am programme député mun na am programme ndax député mun na def projet de proposition de loi yoo xam ne. mais mun na mujj ci ay politique yoo xam ne pour askan wi la. mais dafa mel ni sénégalais yi loolu lañ bëgg ne nañ bëgguñu ku ñëw di leen tànqal ak coow ak bruit li ñu bëgg mooy ku leen andil programme. bu xel mën a dégg programme ku nekk na nga ñëw ne man sama parti ak sama coalition lii la ñuy fas yéene def. su dee askan bi wóolu nañu fan ñu suñu demee assemblée lii ak lii la ñu war a def ci ay initiative pour que askan wi mun a gis seen bopp ci politique yi nga xam ne. moom la état bi di tëral pour yóbbu réew mi ci kanam. kon vraiment encore une fois ñu ngi ñaan candidat yi. ci seen biir wax parce que gis nga violence physique. xeex dóorante li koy andi mooy wax. nañu sàmm seen kaddu yi. wax ji ñaaw yi saagante xastante. loolu moo koy andi. du ñàkk mukk caravane yi daje. d'accord coalition yu bëri nañu lool. dinañu am caravane yu am solo yoo xam ne dañuy daje ci benn dëkk. maa ngi dégg ne Mbàkke fa la ñu bëri di daje pour lancer seen campagne. daje boobu nag dafa war a nekk une occasion de fête nañu wone xaritu nañu wone mbokk. waaye caravane yi daje ngeen di saagante di sandante xeer je crois que loolu dañ ko weesu. d'accord conséquence violence yooyu lan la mën a jural askan bi. mais fitna bu nag mun na ko fi andi parce que xam nga toujours fitna fi muy commencé mooy ay sandante ay xeer. ensuite mun na juru nekk yàlla def ñu ci musal ba léegi. ñun waa Sénégal waaye réew yu bëri société noonu lay commencé. ci ay saagante ay dóorante et puis finalement mu andi ay ressentiment yoo xam ne. guerre civile lay mujjee. moo tax fitna du tuuti. fitna du tuuti. moo tax dañ ko war a vraiment bàyyi parce que baaxul. pour askan wi baaxul tamit pour koom-koomu réew mi. d'accord Seydi am na itam ñeneen ci askan bi ñoo xam ne dañu jàpp ne période campagne dañuy violer seen àq ak seen yelleef ndax dañu leen fekk ñu toog ci seen coin ñu ñëw ci seen taatu fenêtre tànt fa daal di fay indi seen i haut-parleur bu fekkee ne amul violence itam est-ce que jàppoo ni aussi way politique yi jaar na itam parfois ñu xoolaat campagne ñu xoolaat maanaam seen doxalin ci jamonoy campagne. absolument xam nga même si la ci mbiru campagne la. événement yi dañu war a informer préfet. même ci biir campagne sax. événement soo ko dee organiser nga war a informer préfet. kon am na événement yi à part cortège boo xam ne day romb dem. su dee meeting la bërëb bi nga koy def dafa war a def bërëb boo xam ne nit ñi war nañ fi mun a ñëw daje foofu. waaye war nekk ci koñ bu xat ak ci buntu këru jàmbur ak ci palanteeru jàmbur je crois que loolu yoon daf ko santaanewul. moo tax loolu tamit dañu war a sàmmante ak nit ñi xam ne nit ñi dañu am ay ak te du ñëpp maanaam. am intérêt ci campagne bi kon vraiment ci jour ouvrable ngeen dem ci koñ bu xat ci ay palanteer jàmbur di fay meeting je crois que loolu vraiment dafa jaaduwul. d'accord yéen ban taxawaay ngeen ci am. ñun taxawaay bi ñu ci am mooy di d'abord fexe ba ñu nekk indépendant. bañ a parparlu. loolu mooy rôle bi nga xam ne moom mooy suñu rôle te ñun jox nañu ndigal suñu membres yëpp nekk ci biir Sénégal pour que ñu observer loolu waaye tamit ñuy séentu. violence bi fépp foo xam ne violence am na rek ñun am nañu fa ay représentants. d'accord boo dem ci Sénégal am nañu fa ay représentants. d'accord ku fa def violence. en cas de violence lan ngeen di def. dinañu yëkkati suñu kaddu dinañu fexe ba ki di organiser violence bi quel que soit nag ak ku mu munte doon yoon teg loxo sa kaw. képp ku fi organiser violence ba nit ñàkk ci bakkanam wala nit gaañu ci. ak noo munte def même soo faloo député. di nga wuy ci si yoon. waaw loolu mooy suñu rôle. vraiment ci biir campagne bi lu ñu des mooy. appeler vraiment au calme appeler Sénégalais yi pour que vraiment ñu exercer seen devoir civique. ndax dem voter
acte bu am solo la. mooy wane ni que baat bi yow yaa ko yore. ki fi toog yow yaa koy fal. kon na Sénégal yi dem retirer seen carte yi. di ñaan nguur gi d'accord carte yooyu sax ci lañ doon jublu si dafa am fi mu ne nii ñoo xam ne ci askanu Sénégal ñi ngi ñaawlu seen carte yi dañ ko yeex a jot gis nañ itam ci réseaux sociaux yi ñeen ñoo xam ne ñu ngi ŋàññi ni ñuy joxe carte yi am na sax ñu photo ay nit yu nekk ci seen benn pièce di séddale ay carte mu mel ne itam carte distribution des cartes yi bëri na coow. waaw bëri na mais am nga commission yëpp préfet moo jiite commission yooyu kon vraiment maa ngi ñaan ministère de l'intérieur ak préfet yi. pour que ñu accélérer processus de distribution des cartes. fexe ba Sénégalais bu nekk mën a jot sa carte ak nu mu gën a yombee. ndax nañu xalaat suñu mbokk béykat yi. ñu ngi ci nawet. yow soo naree bay sa tool ñëw yendu pour jëli sa carte. nga dem ak sa carte sa biir dëkk. beesu vote bi tamit nga nar a ñëw yendu pour voter. je crois que loolu dafa dis trop. kon il faut ñu yombal Sénégalais yi distribution des cartes yi fexe ba yóbbu ko fi nit ñi mën a nit ñi fu nu mu leen gën a jege pour ñu jot seen carte. ci gox yi ak ci goxaan yi jot seen carte. te vraiment li des ci impression carte yi ñu mun ko def nu mu gën a gaawee. en tout cas na état bi yokk moyen préfet yi ak sous préfet yi ak commission yi. pour que Sénégal yëpp mun a jot seen carte ndax élection yi jaar yoon tamit mooy ku nekk képp ku bind nga mun a voté. nga jox sa carte waaw. ndax ñëpp suñu voté wul rek. coow dina am parce que waa kuje gi dañu naan waaw dañuy téye suñu carte militant yi jox ñoom seen i militant seen i carte. te loolu kenn du ko mun a vérifier. te coow rek lay andi day entaché élection yi. d'accord yeneen itam lu ñu ŋàññaat ci élection yi rapidement laata ñuy dem ci beneen ponk mooy lu jëm nag ci liste yi aussi ñeneen modification loi bi mun nga jël gën gaa néew maanaam au moins 5 listes mais ñu bëri ci askan bi itam nee ñu dugg ci bureau de vote rek gis 47 listes dafay xaw a nekk jafe-jafe ci ñoom aussi. waaw xam nga mbir mi muy waa kuje gi ak waa pouvoir bi. seen intérêt rek la ñuy seet. maanaam lii gën a yombal sénégalais bi vote. loolu du seen yitte. parce que li gënoon mooy bulletin unique benn bulletin rek boo xam da ngay dugg rek nga coché. su dee jànguloo ñëbal ak benn électeur boo xam ne sa jarbaat la wala sa ki nga wóolu. mu jëmbali la nga coché loolu am na ci dëkk yu bëri waaye waa kuje gi waa PDS dégg naa 2011 dañ ko bañoon ñii tamit bañ ko tey parce que dafa ne arrangé wul te loolu moo gënoon a arrangé Sénégal yi li am nag léegi. loi bi voté nañu ko je crois que ay recours yëpp day gën a yéexal mbir mi rek nañu dem voté ku bëgg a tànn 5 la nga tànn 5 ku bëgg ki nga xam ne mënoo tànn 5 parce que bëggoo ñu xam ne ñu mere la. nga tànn ñeent fukk ak juróom-ñaar yi nga dugg ci biir voté mu jeex. d'accord mu ngoog Seydi Gassama ñu dem ci beneen ponk nag lu jëm ci wàllum suuf gis nañu ne jamono ji coow li bëri na lu bu ñu demee ci fu ci mel ni diwaanu Saint-Louis ak li ko wax Demet Dodel di ay gox yoo xam ne gis nañ ko dem ci suñu journal fii télévisé ñoom ñëpp li ñuy wax mooy suuf la ñuy xeex lan la nee nañu dañoo nangu seeni suuf jox ko ay privé yoo xam ne sax amaana dëkkuñu ci réew mi wala boog bu fekkee ni ceeb lañ fay bay wala moo xam lu ñu fay bay ñoom askan bi duñ ci jariñoo en tout cas mer nañu nee nañu instant yi ce sont des laissés pour compte yéen waa Amnesty ban taxawaay ngeen ci am ak itam lan moo ci seen gis-gis d'abord. waaw li ma sama gis-gis bu njëkk mooy na ki jiite réew mi Macky Sall. nga xam ne fitna bi nga xam ne moom mooy gën a gàtt Sénégal mooy fitna boo xam ne suuf moo ko jur ndax soo seetee li xew Casamance tey. mais problème suuf moo ko andi jàmm kon wax na ko. nee na Senghor sa loi sur le domaine national bés bu passé pont Niambalan moo point bu nekk diggante Ziguinchor ak Oussouye ñu dinañu fippu te fippu nañu parce que man gisuma fii ci biir Sénégal fan la état bi ak mairie di mun a dagge 10 000 hectares jox ko nit te doo xaaj ñi seen toolu mbéy ak seen toolu sàmm amul fenn dëkk bi dafa tuuti amul fenn fooy mun a jël 10 000 hectares jox ko ay privé te doo lor ay askan wi. et puis ñoom dogu ba la nee nañ marocain yi fa nekk bu ñu fa bayee ceeb ak lu ni mel ñoom duñ ci jariñu askan. waaw mais dañ ko yóbbu ñoo dañuy béy pour yóbbu seen biir réew. exportation dañ fi ñëw jël aakimoo suuf si. transformé béykat yi fa nekkoon ak sàmmkat yi en ouvrier agricole nga dem fa ay journalier ñu lay fay ngay récolter ay tomates ak leneen. mais du indi gàllankoor ci autosuffisance en riz bi ñu doon wax pour Sénégal. mais dina ko andi parce que ñu béy ñu pour Sénégalais dañuy béy pour yóbbu seen biir réew. gis nga dëkk Asie fi ñu jëlee ceeb bi ay Thaïlande ay Inde. ñi nga xam ne ñoom ñooy béy ceeb foofu. du ay agro business mooy petit paysans yi ñoom ñooy béy. état bi daf leen jàppale jox leen ay matériel agricole fexe ba ñu am ndox problème Sénégal problème mu ndox la soo joxee askan wi ndox 12 mois sur 12 mais dëkk bi dootul importer dara
kon loolu la ñuy séentu ci état bi na fexe bi béykat yi ñu nekk ci biir àll bi muy sàmmkat béykat bi mu am dox 12 mois sur 12. loolu suñ ko amee dootuñu soxla benn agrobusiness pour mun a liggéey. dundal askanu Sénégal import export. d'accord mais est-ce que agrobusiness boobu aussi jàppoon ni dina mën na indi fitna ndax démb bu ñu xoolee ci reportage bi askanu Dodel ak Demet ñoom nee nañu bañuñu ba attaqué képp ku ñu fa andi. ah oui mais mun naa di fitna waxoon naa ko si njëlbeen parce que nit ki amul lenn lu dul suuf. te li ma bañ rek ñuy naan suuf si état moo ko moom mais yow mënoo fi nekk ay juróomi téeméeri at. say maam ak say maam di fa di béy tool boobu ñu ne la yow moom la ko état moo ko moom. ku mu neex mu joxe mais loolu mënul am même su dee loi moo ko wax mais xelu ak seelu nit ñi ci Sénégal bi mënuñu ko nangu. moo tax maa ngi vraiment lancer un appel au président Macky Sall pour que mu bay xel bu baax ci affaire problème mu suuf muy ci Fuuta muy ci Waalo ak feneen ak fu mu munte doon. na bay xel bu baax ci problème mu suuf ndax. fitna bu gën a rëy la mun a andi. bu rëy la mun a andi fii ci biir réew mi. d'accord Seydi Gassama ñu lay sant di la gërëm. maa ngi lay gërëm di gërëm auditeurs yi yëpp jërëjëf. mu nga wax may fàttali yaay directeur exécutif bu Amnesty ñu wax ci leneen ci xibaaru diggu bëccëg gi ak la xew ca diwaanu Sédhiou la ñu gis mooy dem baak dikk ba bari na ca ñu koy yëngatu mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee Jakarta yi te itam njëkk accident yu bëri ñoo koy amal nañu téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya accident yi moto Jakarta yi ñoo koy indi ngir daal di nag xeex lu ni ñeenti téeméeri dawalkatu Jakarta jël nañu leen tàggat leen njëriñu port casque maanaam sol casque ci booy dawal lañu leen doon xamale Bakary Konté la ñu fekk ci diwaanu Sédhiou mu ànd ak Sala Samb àndul ñu ci gëstu. mat nañu ci 400 conducteurs moto Jakarta ñoo xamante ne moom la ñuy jot a formé fii ci diwaanu Sédhiou pour ñu mën a xam code de la route mën a éviter ay accident bu ñu paree ci formation bi dañ leen équipé ay gilet ak casque loolu nag mouvement masse moo ko amal. bi ñu tàmbalee def ñaari cohorte 200 conducteurs ñeneen toog gis ne ñoom tamit dañ ko soxla amoon nag ñoo xamante ne bi ñuy tàmbali dañu yaakaar ne yëfu caaxaan na wala leen moo ci rax. mais bu ñu demee gis ne Sédhiou intérêt Sédhiou moo ci nekk seen propre intérêt moo ci nekk moo tax ma ne leen ubbil leen liste yi ngeen jëlaat yi nga xamante ne bëgg nañu ñu former leen ñu équiper leen ndax Sédhiou changé accident yi su demee ba wàññeeku rek loolu ndam la te loolu lañ ci jublu. gis nañ nag bu ñu amalee ay formation accident yi dañu wàññeeku loolu fii ci diwaanu Sédhiou ku ko xamale de Assane Dramé président conducteur moto Jakarta yi. depuis notre formation du premier passage avec le mouvement action solidaire. depuis ñu amal première formation bi ak mouvement action solidaire fii ci diwaanu Sédhiou gis nañu accident yi ñu ngi wàññeeku loolu dafay mel ni code de la route boo xamante ne ñu ngi koy jàngal nit yi ñu ngi koy respecté ci yoon yi loolu tax na ba accident yi gis nañu dañu gën a wàññeeku fii ci yoonu Sédhiou yi. Il y a moins d'accidents dans les routes de Sédhiou vraiment. Moi personnellement avant de man personnellement bu may ñëw ci formation bi lu bëri xamuma ko woon wante tey bu ñu paree formation bi am na lu bëri loo xamante ne tey jàng naa ko lu ma war a jàng ci ñaari weer jàngal nañ ko ci ñaari fan kese loolu tax na ba ma ne formation bi lu bénéfique la. pour nous moi personnellement après ndaw yi nekk ci commune bu Médina Wandifa Goudomp Bounkiling Bignona Kolda ak yeneen gox ñoom ñëpp ñu ngi solliciter formation bi lay loolu nag pour ñu mën a éliminer accident yi yoo xamante dañu bëri fii ci Sénégal. Bakary Konté ñu sant la gërëm la ñu wax ci xibaaru caada yi ak doomu Sénégal bi di Nigomans ñu gën ko xam ci l'enfant du Nil wala bokk ñu koy woowee léeg-léeg l'enfant du Nil moom nag itam dem na foofee ca diwaanu Tugal tase fa ak itam doomu Afrique ya fa nekk bu ñu xoolee nekk ci am jàngalem maanaam li muy way jàngale la ndaxte itam day bind lu am solo di jàkkaarloog askan wi mu mel ni dañu koy déglu Ibrahima Camara la ñu fekk ca Paris. Le magicien et le chirurgien des mots, à qui on a confié l'art de décrire les mots, pour apaiser les douleurs et les cris des mômes. J'ai l'art de soigner. si salle bu mythique bu New Morning bi ne si diggu Paris le Nigomans amal ab concert am moom mi ñu duppee l'enfant du Nil di addu si boolo Afrique ni ko yenn magu Afrique yi bëggee woon na. message bi nga xamante ni moom laa yeete di ko jox peuple Afrique bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci diaspora bi doomu Sénégal yi nga xamante ni ñi ngi fii xamuñu seen
aada ak seen cosaan xamuñu fan la ñu jógee xamuñu seen cosaan day yeete ba pare di jox cër doomu aadama di jox cër ñi nga xamante ni ñoo ñu bàyyi woon ci liggéey bi mi mel ne Cheikh Anta Diop mi mel ni Lumumba ak Thomas Sankara ak yi mel noonu nga xamante ni dañoo bëggoon ñu moomaat suñu bopp. Nigamask di faral di produire fu bari ci Europe itam. professionnels yi nga xam ñoom ñooy def spectacle concert yi mag yi fii ci Europe nangu nañu d'accord nañu mën a liggéey ak man ci yeneen i concert ak yeneen i projet yoo nga xamante ni ñu ngi ci waxtaan te bu soobee yàlla bu sottee culture ak aada ak cosaanu Afrique dinañ ko défendre ba suñu doole jeex ci. ni ay artistes sénégalais yu néew l'enfant du Nil nekk ci yoonam di liggéey yi itam ak professionnalisme. saaru caada yi ba tey ak téere bi nu xaatim dippee ko le son de mon peuple loolu nag turu téere bi nga xam ne Ansou Mané moom moo ko bind muy dellu soir nag ki jaar-jaaru soxna la soo xam ne balante la Simone Mané la mu def ci ab liggéeyam bari na maanaam waar wi itam la mu ca def bari na mu delloowaat njukkal soxna si sargal ko gën a xamal àdduna lu jëm nag ci wàllum aada ak cosaanu balantuwaay itam soxna yi Sénégal ak seen njàmbaxte di sa prera Modou Diop. ci ñaareelu téere bi mu xatim Ansou Mané di fàttali aada ak cosaan balante jom njub dëggu bokk na ci valeur yu livre bi di waxtaane histoire bi nag ab soxna bu tudd Ambifa Simone Mané jigéen bu mën góor moo ko porté. am na yeneen valeur kersa com yooyu valeur la yu nga xam ne baax na jub baax na tant que nit jubul il est sûr et certain que du mun a suñu koom-koom yi du mun a dem ci kanam ñu ngi wax Sénégal émergent donc Sénégal émergent mënul dem fenn tant que changé ñu suñu jikkoy. bu weesoo après-moi ab histoire bindkat bi xalaat ne histoire soxna si war naa mën a inspiré xale yu jigéen yi Sénégal rawatina jigéenu balante yi. message bu muy lancé mooy ku nekk. surtout jigéen balante yi yu nga xam ne ñu ngi université ñu xam ne am nañu valeur ñu sauvegarder ko ñu préserver ko et ñu xam ne am nañu capacité comme yeneen xale jigéen yi fu ñu yem ñoom tamit mun nañu yem foofu mun nañu dem foofu. Le sang de mon peuple moom la livre bi tudd doon na tamit plaidoyer pour morale ak démocratie. di sa prera jërëjëf tàggat yaram benn ponk la ak juróom fukk ak juróom ñaareelu championnat yu athlétisme Mamadou Gueye def na lu am solo nag ci saut en longueur yi 7 mètres 84 la keneen itam koo xam ne ràññee nañ ko bu baax ci boobilee jongante muy Moulay Sonko moom dafa defi jaloore ci 100 mètres bi mu ne day seen niveau ne ñu itam mënees na ko nangu waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñooy professionnels yi daal ñoom ñoo gën a fës ci mbir mi Pafara Ñing Mar Dieng kay leeral. ñu gis ay jéego yu mag ci wàllu 100 mètres ak saut en longueur leneen liñ ci nemmeeku moo nekk région yu bëri dañoo ñëw bokk ci bile jongante athlètes yu Sénégal yi nag daal di nattante ci seen biir. Moulay Sonko itam def na performance bu baax def benn 10 secondes 10 Mamadou Gueye def na 7 mètres 80 mën nañu yaakaar ni bu ñu demee Jeux de la francophonie dañu am représentation bu baax. écart bi nga xamante ne mi ngi amoon entre les régions ak Dakar léegi écart boobu mi ngi wàññeeku donc léegi li koy firndeel mooy tey jii athlètes yi boo xoolee final 100 mètres juniors yi athlètes yi ko composé pratiquement ay athlètes yu jógee ci région yi la donc ça veut dire que ne athlètes yi mi ngi dox bu baax. juróom-ñeenti yoon mu nekk champion du Sénégal ci wàllu saut en longueur Mamadou Gueye gis ne niveau bi xaw naa yemba mbaay. Sénégal dafa mës a def jàlloore ci saut donc tey moom su ma sañoon ñu gën a jàppale xale yi sama ginnaaw donc gën leen may loxo pour ñu mën leen tamit vraiment egg ñun fi ñu egg te def sax lu ëpp lu ñu def. naam sax bu den ci yeneen discipline yi ñi nga xam ne ñoo nekk concurrent yi seen niveau yi tolloo wuñu. ci daw bi doo gis concurrent dëgg bu la mun a dawloo wala nga am concurrent boo xam dina oser comme yow bu jiitoo ngeen jiitu ngeen mun a xeex jusqu'à l'arrivée du am. parce que tey yow da ngay daw kat sa bopp ngay dawal parce que doo gis kenn ku lay dàqaji pour nga daw. am sama première année espoir mu ñëw nekk vice champion du Sénégal te samay mag laa doon tëbal je peux dire que ni que alhamdulilah sant yàlla daal. ñoom ñëpp li ñu jàpp mooy condition yi baaxul lool. baax na bu baax a baax mais bon man fu ma bëgg a dem mooy dem ci kaw gën a affronter mag yi nga am bourse loolu laa bëgg a tey. parce que je sais que dinaa dem bu sori. sañoon dem indi médaille mais tamit suñu réew war nañu jàppale si lool parce que tamit
nekk ci saison waxuñu benn yoon ci wax jeu de la francophonie aux athlètes je pense que loolu tamit xaw na doy waar quoi parce que bu jotee nit ñi dañuy séntu médaille alors que ci biir saison bi tamit bon préparé wuñu comme il faut pour indi ay médailles quoi. ak juróom fukk ak juróom-ñaareel championnat régionaux yi jëm ci wàllu athlétisme ñi nga xam ne ñoo nekk athlètes yu Sénégal yi dinañ mën a préparer bu baax jeu francophonie bi. Pafa ñu ngi ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla kenn dul jàmm lañ leen di ñaanal di ko sàkku ci yéen bon appétit.